Vous êtes dans le Morning King. You morning people. Vous êtes dans le Morning King. ah quand tant que c'est supportable moom bisimilah waaye nag ku nekk ak sa xalaat du dëgg. voilà comme ni nga ko waxee rek ku nekk ak sa xalaat je pense que ne question de choix la. absolument d'option ouais. am na ñoo xamante ne dañuy sëy ak nit dem ba loolu dab leen dab seen borom kër muy dañuy impuissant dootuñu nekk ci góor maanaam. bu ko defee bu fekk yow yaay seet rek parce que sëy moom ñaar mooy am sëy wala tas bu fekkee ne nag yéen ñaar da ngeen a galère dem fu nekk. peut-être am na ñoo xam ne seen ngor moo leen dul may ñuy dem di bàyyi seen borom kër surtout que loo xamante ne daf leen a dab ji na leen teranga bu nekk et tout am na nag ñoo xamante ne wala jigéen bi tamit góor gi rek d'accord rek ne bismillah nañu ànd ba faw voilà am na ñoo xamante ne aussi duñ ko supporter ku nekk nag question de choix la xam nga mbir yooyu moom kenn du ci forcer kenn te daanaka sëy mën naa ne loolu mooy ponk bu mujj ci sëy waaye aussi daf ci am importance fondamental am na nag ñoo xam ne duñ ko d'accord d'habitude nag ñi nga xamante ne dañ ciy doog a dugg ci sëy loolu dal leen si rek mooy ñi nga xamante ne ay oppoor lañ buñ ci toogee rek seen intérêt moo leen si toog loolu ndax dañuy sëy par exemple koo xamante ne benn milliardaire lañ mu leer na leen ni kii mënul leen doom sax boo moytuwul duñ ko baal mu nga yokkal ma tuuti duñ ko mën a am voilà boobu la waa tuuti rek c'est bon duñ ko mën a am mais duñu bëgg a bàyyi xaalis boobu noonu ginnaaw parce que ñëpp xam nañ ne xaalis dafa seytaane te dëkk bi moom daanaka boo ci amul lu tuuti rek as tuut li nga bëgg a pardon toxo li nga bëgg a lijjanti yëpp doo ko mën a lijjanti moo tax seen propre intérêt moo leen si dugal d'habitude ñooñu nga xamante ne nag si seen intérêt xaalis boobu lañ koy defee dañuy am seen asuwaay si ginnaaw soo xamante ne lépp lu ñu bëgg dañuy dem di ko fa defe jee te loolu c'est dangereux c'est de l'adultère c'est de l'adultère te je pense que ni nag loo xamante ne kenn forcé wu la ci c'est pas la peine xaalis bu mu la jaral jaay sa ngor bu fekkee ne yow xam nga ne carrément lii beneen bàkkaaru njaaloo gisuma bàkkaar bu ko gën a rëy ci àddina nday ñaawteef voilà xanaa fen moo ko gën a rëy voilà bu dul ginnaaw si loolu man gisuma lu ko gën a rëy nga dem di def ji adultère di njaaloo ndax xaalis te xaalis boobu taw am saxul ñàkk saxul te kooku noonu ngay toppee xaalis un jour mën na wér ñi nga xamante ne aussi dañu nekk ak seen borom kër yi di sëy am ay doom loolu dab leen ñu jékki-jékki ne leen fi ñukk ne yàq bu naqari pourtant loolu mën na wér parce que lépp loo xamante ne judduwaaloo woo ko rek suñu borom mën na la dimbali boo fajoo nga daal di wér du ñëpp am sago si xaalis di ak alal ñëpp amuñu ko dafa am ñoo xam ne ay loolu moom d'habitude na ngeen ma baal ci terme mais yëfu baadoola la yëfu baadoola la baadoola mooy def loolu gis nga baadoola nga solal ko mbubb solal ko daal maquillé ko def ko du tee baadoola rek lay doon abadan daay matan kenn mënu koo changer yooyu nag dafa doon ay cas yoo xamante ne dafa bëri ci dëkk bi man dañuy mës naa waxtaan ak benn daam boo ko gisee macha dafa am fenn fu ñu tase benn marché am lu mu fa doon wut mais daam bi boo ko gisee dafa sopplu mais dañoo toog di waxtaan man ak moom mu expliquer ma loolu te pourtant xam naa ne caatam sax laa war a maaseel mais dafa jaaxle mu ne man ku ma gis day foog ne maa ngi si sama jàmm maa ngi sama salaam maa ngi ma dara gis nga sama oto bi ma yor am naa lépp mais sama jëkkër dafa impuissant affaire yooyu noonu am na nag ñoo xamante ne leneen moo leen dal mooy li nga xamante ne nan laa ko dañuy jaasir duñu mën a am doom loolu aussi c'est autre chose am na ñoo xam ne dañuy dugg ci sëy soit ku jigéen ki du mën a am doom wala ku góor ki du mën a am doom man je pense que ne sax jigéen bi bu amul doom sax loolu moo tane góor bi yëpp sax benn la dafa metti ñàkk am doom dafa metti mais sëy loolu moo waral gis nga nit en tant que musulman boo demee bay dugg ci sëy yow ngay jigéen bul mës a accepter sa jëkkër di signer benn jabar xam nga lu tax imaginer yow sa jëkkër tey yow ku jigéen ki mënuloo am doom yow yaa ko forcer ba mu signer monogamie or que ni moom religion wam permettre ko mu signer monogamie polygamie la waroon na signer yow ngeen sëy 1 an 2 ans 3 ans ngeen dem amuleen doom ngeen dem faju ñu gis ne maladie bi ci ku jigéen ki la nekk loi mayu la nga am beneen doom te ñëpp xam nañ ni suñu réew bi quoi qu'on puisse dire dëkkub loi la preuve en est que même bu ñu la mayee ci sa biir kër ba imam bi ñëw def benn papier buy wane ne yéen signé ngeen boo leen divorcé tribunal ba ngeen koy liiwee ku jigéen kooku bu gàttee xel tuuti da lay porter plainte
te pour kon moom elle est égoïste dafay xalaat boppam ku góor ki mën na am doom mais bàyyi ko mu dem ami ji doom. question mu dem takk beneen jabar dem ami ji doom. question kooku nga xam ne dafa xam ni elle est consciente ni que. dafa am problème mu fécondité. dafa fekk dafa def acte sexuel ba pare. nekk ci processus ovulation maanaam biir. mu xam ne que mënul mu conscient ni que loolu mais koo xam ne dafa vierge par exemple dugg ci sëy te xamu ko mu dab ko ci ban naka la góor gi war a réagir normalement ça veut dire que ça ramène toujours à une histoire de choix et d'option c'est-à-dire que mën nga choisir monogamie parce que tu te dis que c'est ma femme je lui fais une preuve d'amour que vraiment du musa am mujj ak ñoom seen mais choisir polygamie tamit ça te garantit pas forcément que tu vas épouser voilà 4 femmes ou bien même tomber sur la bonne qui va féconder aussi. man dama jàpp benn affaire dañ ne jigéen dafa lëndëm ko ci bañ ma ne soppal te bul wóolu. nañu waxtaan rek. waaw ku nekk da nga wax li am man dama jàpp ne xaru ak bu nga génn àdduna weesuwul punkal mu ne lëng ñëw ne monogamie ngay signé man pour man ci sama xalaat quoi doomu aadama bu dem ba def loolu pour man àndoog sa sago parce que loolu ku nite bokk li Youssou Ndour wax nite ku nite waru ko def parce que on sait jamais àdduna dafa tëradi que mu nekk ci yow que mu nekk ci ku jigéen gi àdduna dafa tëradi ndaw si mën na xëy feebar am cancer wala mu oui ñaanu ma ko yàlla ku nekk boo amee sa borom kër yàlla ngeen dem ba am njaboot am yëpp mais on sait jamais jigéen mun na feebar chaque jour Mayte wax fi ay cancer du sein chaque jour ñu wax fi ay problème mu ay frigidité way bu ndaw si vierge xamoo si dara léegi nga ñëw pour sim sama ngaa ndaw ju wow koog ni désert nooy def mais Seydina loolu oui nga xam ne loolu mooy sa wërsëg mais léegi nag d'accord mooy sa wërsëg mais boo ñëwee signé monogamie waaw non d'accord naa ak moom li non mais de toute façon xam nga xam ne mooy sa wërsëg oui mais boo ñëwee monogamie nga signé monogamie xaru weesuwul loolu dañ waxante dëgg yow boo gàttee fan xamal waaw léegi damay retourner question bi ci beneen sens bi xam nga yow tu parles de polygamie parce que tu te mets dans une posture d'homme mais imaginez yow l'homme nga signé polygamie ba pare tu es impuissant léegi dam bi moom la war a def mais moom laa lay expliquer nii waaw xam nga foofu dañuy dellu si waat ci yow li nga wax mooy problème de discussion dañu waxtaan rek ak waxtaan bu fekkee ne waa ji dafa ñëw mu impuissant femme bi ñu takk ko mu reconnaître ko oui mu reconnaître ko impuissant moom wàcc lal moom reconnaître ñàkk reconnaître yëpp mi ngi fi lu ne fàng la moom kenn du ko wër déedéet lu ne impuissant moom amul ay laam-laame xam nga testostérone bi ñu war a doon wax démb kooku dafa nekk en manque de ça arrêté leen ay testostérone yooyu parce que loolu man démb boo yi ma dajal ci dëkk bi ñu may wax grand femme bi xaw ma testostérone xaw ma li muy wax femme bi li ma xam si dara may la femme ay testostérone la ñuy waxal mu ne ma mais moom na wax ci seen ménopause tam bàyyi mu ne bu doon góor moo wax waxu testostérone sax ñu mun a wax mais jigéen bu si yoonam loolu ma booy wax démb en fait c'était bien waaye franchement au passage may nuyu vraiment ñi ma interpellé yëpp ci kii mais je veux dire que bu fekkee ku góor gi dafa impuissant mu am polygamie et tout mu waxtaan ak femme bi donc li gën ci doomu aadama bu dee góor nga bokk libéral femme voilà bu dee góor libéré ko te xam ne lii la yàlla dogal mais xaru tamit weesuwul nga ñëw nekk nit dëgg dem di signer monogamie ak te si xam nga loi dafa nekk mun nga nekk polygame après ñëw nekk monogame mais mënoo nekk monogame change nekk polygame loolu loi permettre lu ko ku nekk ak li ngay choisir option bi ngay choisir assumer ko nag jusqu'au bout yow da nga jàpp ne yow monogamie yow nit daf ko non man dama ne monogamie oui question de choix la question de choix gis nga yenn affaire yi daf ma interpellé si benn affaire c'est-à-dire que man sama papa benn jabar la musa am man loolu la foofu laa màggee en fait xam nga ku nekk ak si li nga màgg man su fekkee ne dama màggoon si benn famille boo xam ne sama tonton yi sama tata yi dañu nekk par exemple mes tantes par exemple elles sont deuxième femme ñoom ñëpp presque kenn ki léegi première femme la mais sama oncle yi ñi nga xam ne ay góor nañu suñu famille yëpp mais c'est des monogames en fait moo tax man j'ai pas cette culture de la polygamie monogame bu ñu kii gis nga même li nga wax je comprendre nga monogame parce que dañu signé monogamie wala monogame parce que dañu am option am benn non dañ ko signé assumer ko parce que loolu la ñu màgg loolu la ñu xam loolu la ñu mës a miin gis nga àll loolu lii ngay wax ku mu neex nga def ko kenn forcé wu ci kenn yaa ngi dégg question de ay monogamie de am na ñoo xam ne bu ñuy dem di signer monogamie seen jabar du leen sexal suukar du leen sexal lem bu ñuy dem loolu sax seen kumpa jabar lay doon et puis c'est personnel ñooy dem ba foofu daal di koy signer am na ñoo xamante ne dañ koy signer sa kanam non dama lay wax ne bu ñuy dem ci yoon bi comprendre par exemple man ngay sama jëkkër bu ñuy dem duñ ci waxtaan dañuy dem ba foofu ñu ne la lan ngay signer nga wax li ngay signer après séparation des biens communauté des biens tamit loolu option la ñu daal di def loolu
am na ñoo xamante ne aussi dañuy xool seen famille bi ñu am ca juróom-ñaari maam yëpp benn jabar la maam yi di am mais xale bi ñoo takk ñeenti jabar. C'est vrai. loolu ça n'a rien à voir ak damaa bokk ci ay famille bu am monogamie ak ay famille bu am polygamie. man non laa Lari, je waaw. vais t'arrêter ku nekk ak culture bi nga am si maanaam monogamie wala polygamie. d'accord naa ci yow de. mais li ma lay wax mooy am na ñoo xamante ne seen papa benn jabar lay am. seen maam benn jabar. C'est vrai. seen yeneen maam benn jabar ñoom ñu ñëw am ñeenti jabar. loolu moo tax ma ne la ça n'a rien à voir. dunduñu yooyu parce que surtout suñu génération bii ñu dugg léegi nga xam ne sopp nañ dañ nañ kumpa duñu dugg ci lu suñu lu nekk yoon bëgg nañ ko dugg. si li ma lay wax dama ko xam. C'est vrai. léegi da nga gis ay xale yoo xamante ne man gis naa ko am 25 ans ak ñaari jabar ndeyam ak baayam bàyyi ko ci loolu. loolu ku bëgg a dimbali sa ndoom di nga ko seetaan muy def loolu. mukk mais loolu yaa ngi dugal sa doom ci lu mu xamul certes ay jullit lañ takk jabar yu bëri kenn bañu ko mais am na âge boo xamante ne boo si tolloo da nga war a dem mener sa vie. Ouais. jéem a am te kër construire. voilà jéem a mais am léegi sa est-ce que oto ki fonder sa takk ki am famille. 25 ans takk ñaar jabar yooyu ban situation la am. situation fekk bu mu- mënti am logique man laa Comment lay ça, wax logique? Seydina. dafay fekk mu mën ko 25 ans. non non, condition bi- dafa nag loolu laay wax. c'est kaay ma wax la benn affaire nag tu peux être milliardaire te doo mën a yore ay jabar Dëgg la. yu bëri. loolu beneen mën nga nekk beneen koo yoon xamante la. ne maturité bi amuloo dañoo dërëm ba pare mën a manager 4 femmes xaalis du mooy yor ay jigéen certes l'argent du ma ne sax l'argent peut fait le bon nan lañ koy wax est-ce que l'argent Mais un minimum parce que tey benn charge jabar man je trouve que de benn charge jabar dafa énorme déjà. Déjà. bu fekkee tu respectes li nga xam ne loolu lañ la sant ci en charge. dehors des charges waxuma waxu charge de mën nga matale sa charge yépp ku nekk nga wutal ko sax koo xam ne buy dem da koy boot te yow nga faible doo leen mën a lijjanti ñoom. waaw moom laa lay wax laa yaa moo ngi tax ma ne la dégg. loolu beneen dëpp ci beneen yoon ngay jaaraat nii maanaam da nga ñëw ba ci yoon bi ba pare jàddaat bokkul c'est-à-dire côté bi may waxee mooy comme li nga wax booy bi dafa am 25 ans am ñaar jabar ci ban situation la taxaw ba tax mu am dafa am ay ñaar jabar. critères yi Am na l'islam teg critères yu l'islam bi nga teg xam dafa ne condition. pour nga mën a yor ñaar ñetti jabar da nga leen di yemale ñoom ñëpp am loo leen yoree. mais moo tax ma ne la waaw bon vas-y est-ce que ba pare léegi nii yaa ngi naan signé Monogame. loolu xaru la. man je persiste Non, man mais non non. man maa ne Voilà. man maa ça ne dépend ci ay waaw non man maa en ne tant man que femme man yow waaw bu ma demee mairie di signé ak sama jëkkër Monogame. certificat de mariage waaw. yàlla laa koy seedeel bu nee day signé benn jabar ñett laa koy wax na signé ñeenti jabar d'accord wu ma ko tey d'accord wu ma ko ëllëg fu ma toog wax naa ko man je suis contre loolu góor musulman nga ne da ngay signé loolu mais imaginez man mënuma am doom sama jëkkër war a mën a am doom ma privé ko loolu mu dem takk keneen gis koo xamante ne mën na am yeneen doomam ma dem yóbbu ko tribunal xale jigéen noonu la ñuy def bu ñu xasee ba fiir rek fiir nañ li ñu lay def doo ko xamante ci àddina. dëgg la. waaye man nag damay appuyer ci sens boobu noonu tuuti parce que tey je pense que bu ñuy wax tamit ci aspect wu li nga xam ne da lay dal ci biir mariage rek ñu ngi xaw a ñàkk gëmadi yàlla parce que tey dafa am loo xamante ne c'est une réalité mënuñ ci dara man dama koy xoolee par exemple comme li Al di wax sànq di wax ne environnement wu nit ku nekk ak sa environnement par exemple ñun chez les catholiques c'est impératif de signer la monogamie C'est obligatoire. obligatoire amoo choix c'est-à-dire que église mayu la choix wu nga def xam nga tey on voit la différence tey entre catholique yi ak jullit yi nga xam ne jox nañ leen choix bi mais tey damay joxe exemple rek tey un catholique tey qui va épouser une femme te xam ne monogamie bi amu ci choix nga dem ba ci biir tamit tu te rends compte que ne ta femme n'est pas fertile qu'est-ce que tu fais da nga koy fase boo ko fasee moom du sa yaat église parce que ñun benn yoon ngay dugg église ci sa àdduna Moom laa la. tant que nit ki génnul àdduna doo duggaat église donc cette femme elle perd parce que Elle est condamnée. état bi mu nekk elle ne l'a pas demandé elle ne l'a pas souhaité yàlla moo ko teg nattu boobu soit tu acceptes nattu bi ak moom ngeen ànd ci loolu ut solution parce que loolu tax solution tey am adoption yi ñuy wax ak ñoomin seen li tax ñu teg ko yàlla moo joxe solution boobu parce que xam na ne y a des personnes yoo xamante ne si seen diiru dund du ñu am doom te am na benn serment bu doy waar bu am mooy pour le meilleur et pour le pire. voilà mais may après aspect boobu noonu non damay joxe rek juste exemple ci ñun bu gën a ñoom terre à ñoom terre ñoom. pour bu non foofu laa exemple ko bu bëgg a terre à terre fekk. foofu laa ko bëgg foofu maanaam ci moom ci mbirum ñooñu wax humanité la lay seen wax religion boobu. man ci Si la- mbirum humanité lay wax waxatuma sax religion parce que ñun religion daf ñu tënk ci loolu Mooy amuñu ci sentiment. choix amuñu ci choix mooy maanaam tey jabar boo xas ba dugg ak moom église tàq nga tàq gi kay mooy tant que génnul àdduna beneen jigéen doo ko duggalaat église xanaa mën nga ko takk mairie nag mën nga divorcer ak sa jabar nga dem takkaat keneen mairie mais du dugg église donc serment église bi mu war a def mooy moom par rapport ak religion am du ko respecter waaw mais juridiquement c'est ce qui mais moo ñu tënk ñun. juridiquement tu moo ñu peux le tënk. faire mais tu ne peux pas religieusement le faire Ok. cette personne là elle n'a pas demandé à être stérile am na ci ñoo xamante ne tey ay catholiques dañu takk jigéen boo xam ne dafa vierge musul def acte bu xamante ne war na ko mën a yóbbu par exemple mu yegg ci infertilité boobu ci biir sëy bi infertilité bi dal ko léegi yow qu'est-ce que tu veux faire l'abandonner
Pourquoi? Parce qu'elle est infertile. Alors que yow tu sais que si tu l'abandonnes elle n'aura pas d'autre choix te yow mii sa bopp dootoo amati choix parce que dootoo yóbbuwaat beneen jigéen église tant que kooku génnul àdduna après nag cas de maladie cas de karang-karang yooyu yëpp c'est des choses qui arrivent mais tey sëy dafa tënk ne nit ki booy ànd ak moom ci situation bu munti nekk da ngeen war a mën a acceptante nangu wonte ànd ci loolu mais bu fekkee yow da ngay xool parce que situation am na rek tu trouves forcément la solution qui est la plus intéressante pour yow mooy maanaam génn ci problème bi pour mën a dem dund sa dund tranquillement mais tu deviens égoïste. mais Maïté li nga wax yëpp je suis d'accord. mais xam nga yéen catholique yi comme vous dites. seen mariage yombul. nañ waxoon dëgg. catholique pour mu takk jabar du ay caaxaan c'est la croix et la bannière. loolu d'accord nga mën ou pas. mun nga nekk ak jigéen x année ngeen dem mairie mais doo leen dem. église kon ça veut dire que yéen église bi nekkul loo xam ne. du ay foofu. justement. Lanti le danger il est dans ça. loolu lan dama lay wax benn affaire. gis nga loolu noonu nit ñooñu di def. c'est interdit par la religion. loolu maa la ko wax. c'est l'église d'abord avant la non mairie. c'est interdit par la religion. Pourquoi? Parce que Qu'est-ce quand qui est tu interdit par la vis religion? Qu'est-ce qui est interdit? le fait de takk jabar ngeen nekk mairie te demoo leen église. c'est interdit parce que ça s'appelle du concubinage chez nous. Est-ce que yaa ngi dégg. mairie bi validé wul dara ci église bi. on va aller à la lu tax église di exiger mairie d'abord c'est pour que nga mën a dem signer monogamie papier monogamie boobu mooy confirmer sa mariage église. mais quand tu te maries à la mairie et que tu ne vas pas automatiquement à l'église seetlu ñun catholique nan la ñuy marié wee da ngay dem veille bi def sa mairie lendemain bi nga def sa église. la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe ñi ngay gis ñuy dund en concubinage maanaam dem mairie après demuñu église parfois comme il a dit c'est un problème de moyens parce qu'ils veulent par exemple faire une grosse fête le jour de l'église def benn événement donc ils attendent d'avoir les moyens pour le faire mais boobu église bannir na la parce que tu es en concubinage. waaw loolu man. ce n'est pas un mariage accepté par l'église. oui ok ça yaa ngi dégg loolu c'est un aspect que les gens ne savent donc pas. loolu mais dama ko bëgg a ne peut-être 100% les 80% peut-être situation boobu noonu mun nañ ci nekk comme li mu wax peut-être faute de moyens et tout. mais nekkuñu ci dëgg loolu nekk waaw nekkuñu ci dëgg bon loolu nañ ko tegee ne loolu nañ ko par tegee exemple kay ma jox la benn cas par exemple man ma nekk chrétienne am benn jëkkër Seydina mu ne ma demuma église kon man durant toute ma vie yëpp kon man nekk ko lan lay dund. loolu mënul nekk dama lay wax benn affaire moo tax ma ne la peut-être chez les blancs ci tubaab yi. ils peuvent accepter ça parce que ñoom ci conditions yooyu la ñuy tegu mooy maanaam on essaie de voir si on peut vivre parce que li tax duñ ko def mooy risque boobu la ñu ciy bañ mooy dugg ci ba pare après doo ci mën a génnaat loolu moo fi nekk de mais li may wax toujours ci aspect égoïsme bi rek mooy loolu xam nga yow tey yaa ngi ànd ak nit nga ne nit ki bëgg nga ko ba tax nga yóbbu ko mairie takk ko mairie kon option bi finale bi mooy nga dugal ko église ngeen sëy ànd éternellement yow nga ne da ngay def xool ndax dina dem ak du dem balaa ngay bàyyi nga teg ko fan. justement nag léegi nag moo tax yéen comme ci catholique yi nee nañ leen monogamie par force da ngay def ndànk xaaral may expliquer rek monogamie par force maanaam église mooy dee pik ak pelle da ngay teey ñun am nañ ñeenti soxna boo làmbee fii doxul da ngay làmb fële loolu mooy différence yu may te qu'on se dise la vérité mu neex mu naqari loolu mooy yéen ba la xasee catholique yi xam nga laa d'accord que takk ñaareel bi nekk forcément une option Madame, c'est parce que c'est dû à un problème que l'autre a que tu l'abandonnes pour aller prendre une autre. Je veux te dire que ne tey nit ki yàlla am na loo xamante ne da koy teg ci doomu aadama muy loo xam ne nattu la ci moom ñun ñëpp autant qu'on est ku ci nekk peut-être am na ci kenn ci ñun koo xam te am na nattu boo xam ne yàlla teg na ko mu nangu ko di dund ak moom te terewu ko doxam terewu ko dund ak biir société man mais il faut pas aussi parce que yàlla dala teg nattu ko yow impérativement nattu bu doo ko nangu ba da ngay wuti option laari man en tant qu'homme tey su ma nekkoon si position bi nga xam ni dama yoom mënuma am doom ma nekk ak jigéen boo xam ni soxna boo xam ni moom mën na am donc j'en suis conscient ñu essayer moyen yëpp ñu am malheureusement doxul man laa wax de Alioune Badara Ndiaye dinaa ne ko soxna si maa ngi lay yeewi jégal na mais dafay fekk boobu mais day fekk boobu xam lu tax parce que duma ko xañ parce que non même su ma signé woon monogamie dama koy divorcer dama koy may baatam ne ko demal wuti leneen dina metti nag mais au moins di nga ko rendre service parce que moom au moins dina mën a au moins yow al égoïsme boobu mayte di wax yow nekkul ci yow laaj parce que dem nga ba xam ne yow sa glace du formé yow loolu leer na la nga def moyen de recours yëpp mu la nga ne yow glace bu formé xamoo ko bàyyi glace waaye glace bu dëgër noonu nag lay glace bu formé am mais Seydina glace bu formé wul nu muy def day seey mais glace bu formé wul mooy seey kay non mais formé wul non mais attendez Maïté kii yow mi laaj al xoolal arrêté
li nga woo dafa non mais kenn doy mënu waar. la dindi kenn mënu koo dindi ma ne gars yi may déglu ci suuf de bu ñu wàccee dinañ ma ko Ah, wax d'accord. glace buy for nag bu fornawul daal ñëpp xam nañ ko bu ci mooy nag ci waxtaan bu rafet waaw mooy ci waxtaan bu rafet mooy glace bu forme bu formawul buñ ko bëggee teget ci table bi aussi bismillah déedéet teguñu déet moom kay ci yéen la des rek continuel ci yéen la des continuel moom ci yéen daal la des rek xool leen noo leen koy téye waaw man est-ce que du ma bàyyi société dellu ci sama bon. société mënoo koo bàyyi de continue ce raisonnement. société mënoo koo bàyyi continue waa léegi Seydina non bàyyi ko ma continuer raisonnement. waaw c'est bon continue. moo waxal. donc man damay wax noonu léegi bu fekkee ne yow dem nga ba comme li nga wax nii mu leer na ne yow sa glace mënul formé nga glace àll ngay tudd waxal glace waxuma keneen. tudduma non man kañ maa nekk si posture boobu man maa nekk sama bopp non exemple. non man waxuma glace ba formé wul non woon. non man moom yoonu jàmm laay wul man sama yoon newu ci kenn yow mën nga xamante ne glace kenn ah moo xam ne man loolu yëpp sama yoon newu ci quand même yéen daal wax leen seen yoon sama yoon newu ci sama yoon newu ci indiscipliné nañu. yow xamoo leen sax yaa surtout ñu may woo ci wax de Mayte ni mu waaw jubadee yaa ñu woo ci wax Mayte day ñu yàq ci wax Mayte bu laaj di mbalax Mayte rek mu de tulli Allez, précise ta butéelam pensée, bi précise butéelam ta bi pensée. mu naan ko yëngal fi mu toll nii. allez précise ta passé. donc glace bu du formé coup bu formé wul. bu formé wul mais bu formé wul nga xam ne lii yàlla moo dogal na ko mënul formé jigéen mënul am ñaari jëkkër sinon ñu yox ko bigamie bigamie absolument. donc kon benn jëkkër la mën a am yow nit ki en tant qu'humain xam nga ne yow lii mënul nekk femme bi waxtaan leen dëgg la dina metti mais nga libéré ko mais góor yàlla xanaa xamoo yàlla ñun moo ñu gën a xam suñu bopp yàlla moo ñu jigéen mun na toog x année du am rapport sexuel mun na ko bañ wàññi dara fekk bu ko xesee ba xam ko pare mais góor bu toogee x année bu amul rapport sexuel day jékki-jékki di nelaw guddi di yeew tubéy bi di tooñ yow loolu la yow. waaye dafal na waaye dafal na waaye dafal na man du daaw du keneen. waxuñ ban tudd ma dama neex rek. xoolal non tudd ma waaye déglu leen bu yàpp. ma ne waaye déglu am leen na ci ñoo xam ne soxlawul muy yàgg sax may de gis nga góor mandiwoom buy génn xam nga mooy kam lan comme jigéen buy fóot waaw c'est la même différence bi la jigéen buy fóot maanaam 30 jours mu fóot mu génne góor aussi pareil da ngay mën a boo simu sa mani ñaañi day génn par force bokkul ci yow luy génn la loolu mënoo si len balaa ngay am excès di fat da ngay am excès di fat donc loolu dañ wax dëgg yenn feebar yi ngay dégg loolu da koy indi léegi nag bu ma fekkee ne loolu ngay wax ni pour mu génn situation moo koy non génne. du question situation nelaw yi la rek nelaw di génn rek may boo nelawee yaakaar ne yaa ngi ca kay non xoolal nit ñëpp ay góor lañ gis nga am na yenn détails yoo xam ne duñ toog fii di ko wax àll ay magum jëm lañ du ñu ay xale dañ bàyyi mu jàll waaw maa ngi jégg yaa ngi comprendre léegi bu fekkee ne góor yi yàlla moo ñu gën a xam ñun ñooy njan non bien sûr. loolu tax mu def option mu ne yéen mun ngeen am possibilité def am 4 soxna ci am na ci ay anam yu bëri boo xoolee ci kii li nga soxla gisoo ko nga dem takk keneen pour xool na kook dina ñëw donc mañ dañoo wax sax ci wàllu wërsëg ñu ne takkal kii ba am ko donc bu fekkee ne am nga ay soxna yow mun nga am polygame mais jigéen bi munul nekk xaw ma nuñ ko am na nu ñu koy expliquer ci am na mais Seydina est-ce que xam nga ne loolu dafa métti lanti dinaa la wax benn secret boo xam ne ci ñun jigéen ñi gis nga tey man li ma constat bi ma def ci Afrique bon xaw ma Afrique daal mais Sénégal personnellement laay wax sax constat bi ma def mooy ñun jigéen ñi parfois ñu muñ ba muñ loo xamante ne attanuñ ko muy lan xam nga lan moo gën a métti ci àdduna nga nekk ak góor bi ngay dugg ci sëy bi yaa ngi am yéene am yaakaar ne di nga ko jural ay bant yaa ngi dégg parce que bi ngay dugg yaa ngi dugg ci ni nga war a duggee parce que tey duggin dafa bëri façon am na jigéen ba pare bés bu ñu leen di mayee kenn tegul ay charte ne da ngeen war a am doom par la force yeggali soit la option la am na ñoo xam ne dañuy sëy ne bëgguñu doom waaw voilà loolu waxuma sax bëgg doom imam bi bu leen di mayee ñuy xutba sëy bi dañ leen naan da ngeen war a am dañu ne da ngay yokk xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais loolu la ci dañ dëgg la bokk takk jabar pour yokk ko mais newuñ la Al Ndiaye takkal laari Samb boo leen di sëy par la force da ngeen war a am doom amul parce que ci xeetu Muhammad ci xeetu non mais déglu ma normalement may ma tuuti normalement dafa war a am dafa war a am ay je bant suis d'accord su amulee c'est parce que exception la wala dafa am problème mais ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo bind ñoo xamante ne ils sont nés comme ça Oui. duñu mën a am doom y a des femmes yoo xamante ne duñu musuñoo gis mbaax ba ñu juddoo ba tey d'accord loolu yëpp daal comme ku yeewu comme ku juddu mënoo gis wala ku juddu mi ngi mënoo mel ne wax àllarbay kari gii ñuy wax waaw. man dégg naa boroom xam-xam wax ko ne àllarbay kari jigéen bu si juddu bés boo amee borom kër bu la jëlee mën nga nekk jànq mais li nga xamante ne moom mooy sang boobu war a génn doo ko am d'accord dégg naa borom xam-xam mais wax xanaa loolu moom Sénégal kese la am non xanaa amul ci yeneen réew yi moo tax man may Man je me dis expliquer que- benn aspect quand je parle de l'aspect bi nga xamante ne mooy aspect bu métti boobu noonu mooy li may expliquer rek tey jigéen am na tey ci règlement yi ñu wax tey par exemple dañu xam ci tradition et cetera jigéen booy dugg ci sëy da ngay yor sa ndaw maanaam sa jëkkër mooy nekk ki nga xam ne moom ngay njëkk xam Tu ci es góor vierge. maanaam kon yow jàpp nga ne yow sa diiru dund maanaam ba ngay am jëkkër ba ngay am voilà ba ngay am jëkkër yaa ngi téye sa bopp maanaam yaa ngi def liñ la sant
donc kooku tey bi muy dugg ci sëy am na yaakaar ni war na mën a am bant ci biir sëy boobu parce que mooy suweewu bépp jigéen buy dox buy dund ci àdduna nga dugg ci biir sëy boobu yàlla gàllankoor la mënuloo am doom loolu métitu ñàkk am doom boobu rek kenn mënu attanu ko effectivement secondo nga jëli ji beneen jabar et le jugement des gens aussi voilà le jugement des gens tu vis avec ce manque boobu noonu non mais les gens ça, ils font partie de la société ils peuvent te brusquer on est régi par la société ils peuvent te brusquer sax des fois ñu double la état boo xam ne sax moom mënoo ko sax imaginer yemuñu ci loolu nga takk deuxième femme bi di jur di tekk ngay gis loolu muy gën a métti ci yow choc psychologique parce que yaa ngi toog di gis doomu jàmbur nga xam ne tey bu yàlla bu parce que di nga dem am na si dégg nga ne la am na nooy demee sax nga gëm a di yàlla et puis sa parce que gëm yàlla bi mooy tu te dis que ne lii lu tax man yàlla mayuma ko donc il faut nga gëm yàlla pour accepter avoir une foi inébranlable ba pare donc bu fekkee ne tey sa borom kër na da ci teg parce que tamit quoi qu'on dise au Sénégal les hommes bu ñu takkee deuxième femme dañuy bu fekkee ne da nga stérile tey nga dee dootuñu la faaleeti dañuy jéng complètement ci ki leen di jox doom la ñuy dem yow ñu abandonné la alors que yow bi muy ànd ak yow daf la promettre que ne dafay toog ak yow mais loolu fi réalité bi et c'est là où c'est dur loolu nag moo métti xam nga tey comme ni ko Al waxee tey boo signé monogamie leer na la ba leer ne monogamie nga am dootoo takkaat beneen jabar donc tey sa jabar bu demee ba mënul sax moom mën na la may parfois ci waxtaan sa jabar ne la man de bu doon sama sago nga fase ma nga wuti keneen ndax am nga option boobu tu as la possibilité fase ko takkaat keneen moom tamit mu nga fase ko mu dem uti waat beneen jëkkër donc ça veut dire que tey muy monogamie di polygamie tous les deux ont des options qui sont possibles mais xam nga la mooy problème bi mayti ci loolu faut faire preuve de grandeur dañ ne sëy li ko takk tasu ko c'est-à-dire amul leen problème parce que problème yooyu loolu mën na leen bañ a séparer loolu problème la non mën na leen bañ a séparer li may wax rek mën na leen bañ a séparer ci ay problème am doom wala ñàkk am doom parce que man gis naa j'ai des amis wala gis naa ñoo xam ne dañu séeg seen jabar x y année ñi ngi ne amuñu dañu adopté mais dafa fekk ñu gore nag waaw moom mais côté boobu laay waxee mais léegi moom laa dama la ne xaru ak wayadi laa la wax de ak xaru weesul am dëkk mën a gëm laari looy conclure Seydina sëy lu ko takk tasu ko billaay daa fekk ku jigéen gi taxaw la tongal la jël la witt na la may ma kooku bañ am na góor yàlla yoo xamante ne boo kafeek ñoom ba ne leen may ma sama baat ci ay parole dinañ la ko may 7 fois non man 52 fois laa la koy may waaw kay non dëgg la mooy li ma la expliqué rek xam nga xaru weesuwul nga jàkkaarloog sa borom kër xaru laa la wax de parce que pour man sax du xaru tu es inconsciente parce que tu es boo conscient woo ignorante nga sax bàyyi ñi ngay wax mu ne yow doo bàyyi ñooñu ngay wax li ngay wax nii mais yow xaru weesuwul nga jàkkaarloog sa borom kër ne ko may ma sama baat loolu tu es ignorant parce que dof nga yow xamoo li boo xamoon lan mooy loolu li muy peser boo xamoon xam nga la problème bi xam nga la mooy góor bi nga xam ni su meree rek ne jabaram fase naa la dellu sa kër non bàyyi fi say bagage xam nga dafa am solo wax nga musique bi yow deuxième aspect bi mooy nit ki tamit couple bi dina am fenn foo xam ne dafay toll foo xam ni animosité day am ñàkk déggoo day am amour bi dem yoonam mais saa waay foofu lan moo fa am loolu da ngay dem moom li ma lay expliqué loolu ñaari kii la loolu da ngay dem moo tax parce que incompatibilité d'humeur même tribunal boo fa demee ci divorce juge bi ne la lan moo tax nga bëgg a divorcer sa jabar nga ne ko incompatibilité d'humeur on se rejoint alors on se rejoint boo xam ne elle a divorcé comme ça moom ak jëkkër ji ñun ku ñu yeewoon ci ay nelaw nañu ñaan ñi dinañ mës a séparé wu on va jamais y croire. waaw waaye nag sëy tamit bi ñuy séparé wu ñoom ñaar c'était un problème de jur. waaw mais sëy tam mais ils se sont entendus dañoo déggoo parce que au fait le problème était que ku góor ki la ku mu yaakaar ne ku jigéen ki la problème bu rëy am ci biir famille bi ndax loolu ñu dem ba ci biir ku jigéen ki dem def ay testam def vérification elle a su que ne moom dara dalu ko. ku góor ki bañ ne du dem defi ji ay test dañuy tas mu ñëw laaj ko à l'amiable may ma sama baat ma may la sa baat ku nekk dem ñu mayante baat mais ku góor ki ba tey mooy gérer ku jigéen ki parce que ku góor ki dafa dëgër moo koy toppatoo muy jaay fier